benn waxtu jot sënk mbokk yi dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki bokk na ci wàllub politique ak jongante paluk njiitu gox yeeg gox-goxaan yi ba tey nag pënd gi wuregu si ak njiit gu yees bu conseil départemental bu Mbour mu yëkkati ay kàddu sàkku nag ci ay ñoñam ngir rek ñu daal di gën a bàyyi xel lu jëm ci bi la jongante am si njàngat waaye itam gën a taxawu askan wi nga xamante ne ñoom ñoo leen fal. tàggat yaram Coupe d'Afrique des Nations football ak Guinée équatoriale mi nga xamante ne fas yéene janook ak Sénégal ci dibéeruk tey bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee kan ci ñaari équipe yi moo nar a fekk ji réewuk Cameroun ak Burkina Faso ñeel demi-finale ci bile jongante. ci biir xibaar yi daañu leen xamale ak Serigne Mokhtar Ba ndaw la gu yëngu ci defarub ngànnaay lopp ñaar fukki at nag mu yëngu ci liggéey bi di si gëstu ak itam xeltu daan ci ànd ak Abdourahmane Li ci biir xibaar yi. mu ngoog ñu gannaaw bu ñu leen a nuyoo jotaay gi dañu koy tàmbale ak wàllub tàggat yaram di beruk tey fanweeri fan ci weeru janvier atum 2022 réewuk Sénégal Guinée équatoriale fas yéene nag janoo ñeel Coupe d'Afrique des Nations ñu xool nag kan mooy dem fekk ji réewuk Cameroun ak Burkina Faso ñeel nag demi-finale yi réewuk Sénégal ñu fàttali nag mi ngi qualifié woon gannaaw nag daan bi nga xamante ne daan na koy daan ñi nga xam ne ñoo di waa Cap-Vert kon Sénégal nag jamono ji ñu koy xaarandi ak Guinée équatoriale nag tey ji ci ngoon bu juróom-ñaari waxtu jotee ci nag fii ci réew Sénégal ñu fas yéene janoo gannaaw gile jongante nag ñu xamal nag équipe bu Sénégal jot nañoo tàggatu nag démb ci teewaayu suñu ay envoyés spéciaux ki nga xamante ne moo di Cheikh Diop ak Serigne Saliou Dem ñu xam ne nag Sadio Mané ak ki nga xamante ne moo di Bamba Diagne amoon ay gaañu ñoom nag jamono ji dellusiwaat nañu ngir rek daal di tàggatu ak ñi nga xam ne ñoo di waa équipe nationale bu football lépp nag waajal jongante bi ñuy amal tey ji ci ngoon ñu dellusiwaat si ci tàggatu bi Cheikh Diop Serigne Saliou Dema. bu fukki waxtu di tegal fanweeri simili bés bu gaynde Sénégal di egsi ci annexe A bu stade Lembe ñi ngi waroon tàggatu sax bu fukki waxtu juróom-ñaar tegale fanweeri simili tax na ñuy xaar Mohamed Salah waa Égypte ak ñu àndal ngir ñu noppi ba ñu yegsee groupe bi daanaka ñoom ñépp ci bokk ba ci sax Sadio Mané ak Cheikh Ahmadou Bamba Dia ki jiitu ki moom daa amoon ay gaañu ci diggante Sénégal ak Cap-Vert ki ci topp tànk bi moo doon metti ay étirement la ñu tàmbale ak it benn tour de terrain ngir rek amal échauffement bi ba ñu weesoo loolu amal nañ ay passe ak ay accélération te Sadio Mané gën cee wane boppam moom sax ñu wax na rek ne gaañu yi mu amoon ci diggante Sénégal ak Cap-Vert wër na bu baax a baax naka noonu Bamba Dieng ba ñu weesoo loolu amoon nañ benn séquence de conservation boo xam ne amoon nañ ko diggante ñaari équipe ci jàkkaarloo ba tey ci wet gi ci kanamu camp yi ñoom Silva di leen tàggat Edouard Mendy Alfred Gomis ak Seny Dieng ñu ngi jéem a def ci ay tiir yu jege lool lu ñuy gën a dem entraînement bi di gën a metti mu xam sax ñaari équipe ñuy jàkkaarloo attaque défense waaye ci noonu défense bi moo ci gën a wane boppam ngir quart de finale bi Sénégal di jogante ci digganteem ak Guinée équatoriale daanaka Aliou Cissé bëri coppite ci match bu mu jogante ci digganteem ak Cap-Vert daanaka dellu si Cheikhou Kouyaté rek mën na ko indil ay jiixi jaaxa bu dee xam nañ ne Pape Gueye def na jongante bu am solo ci digganteem ak Cap-Vert Ismaïla Sarr ak Bamba Dieng donte ne ñëwaat nañu ci groupe bi boo moytuwul du ñu tàmbali jongante boobu waaye Sadio Mané Famara Diédhiou Habib Diallo ak Boulaye Dia ñoom dimanche bi ñu ngi leen di xaar. Cheikh Diop kon ñu fàttali ne tey nag ci ngoon la ñuy daal di janoo Guinée équatoriale ak réewuk Sénégal ñu xool kan mooy fekk ji nag réewuk Cameroun ak ñi di waa Burkina Faso ñeel nag demi-finale ci Coupe d'Afrique des Nations démb sax la Cameroun daan réewuk Gambie ñaari bal ci dara ci la daal di qualifié ci yile demi-finale supporter yu Cameroun ak itam waa Gambie ñoom nag boo doon jot nañu seetaan boobule match fii ci Ndakaaru ñu ànd si ak suñu reporter Khadija Ndat Diouf. ñu jël ab restaurant transformé ko fan zone ngir accueillir lii di supporteru ñaari équipe yi di Gambie ak Cameroun fii la nag jax lool ku ne di supporter lii di sa équipe.
heure bi di dem pression yi di yokk li di supporteru Gambie yi gën a dëgër rek ngir dooleel seen équipe. gëmmuñu leen woon au début ñëw nañ bi mooy seen première participation dem nañ ba quart de finale am naa yaakaar daal ñu dem finale incha allah peut-être sax ñu jël coupe bi bu soobee yàlla. ca 40 minutes ba arbitre jox kii di Boubacar Gueye ab carton jaune fii la nag la polémique di passé. côté arbitrage gis naa ni jaarul yoon parce que carton dafa xaw a bëri trop waaw donc loolu moom gis naa ni jaarul yoon. am nañ yaakaar parce que équipe yi léegi ñoom ñëpp ñoo tolloo ku mën na ñëw ba dem quart de finale mën nga dem ba finale mën nga jël coupe bi sax donc dañ leen di ñaanal rek ñaanal leen ñu gën a jëm si kanam. ñu jóge ca mi-temps ba rek Cameroun daal di dugal benn but ca 50e minute ba beneen but daal di dugg ñaari bi yi leen ak lii di Gambien yi xaaruñu ko woon. football la football jeu la boo xamante ni kenn moomu ko au dernière minute lu nekk mën na xew I still have hope ba dem tamit at the same time bu ñu gañewul match bi bu ñu toogee ñu ngi xaar match ci Sénégal suba incha allahu and we are really hoping na Sénégal win so Gambia win na Sénégal win bu Sénégal winee ñun win nañ. gannaaw bañ leen yokkalee ñetti minutes ci temps additionnel gaynde yi ca Cameroun daal di raw gàddu ga seen digganteeg Scorpion yi seeni supporters di fësal seeni contentement ak ay yuuxu ngir fësal seeni mbégte. Nous sommes tellement contents, nous sommes fiers de nos joueurs, nos lions. Ils ont encore rugi une fois de plus. Et je pense que à cette allure, cette coupe sera à nous. Une 6e étoile sur notre maillot. ab gént bu fay far di yam pour lii di équipe bu Gambie bi nga xam ne bii mooy bu njëkk muy bokk ci lii di CAN bi seen participation bi ci Coupe d'Afrique des Nations nag bokk na ci li gën a fësal lii di équipe bu Gambie ci kanam seeni supporters. Khadija Ndat Diouf kon Cameroun ak Burkina Faso ñooy ñaari équipe yi njëkk qualifié ci demi-finale Coupe d'Afrique des Nations Sénégal Guinée équatoriale kon tey ci bu ñaari waxtu jotee ci ngoon la ñuy daal di laale ñu fàttali boobule jongante waxtu leneen ci wàllu politique ak élection locale yi nga xamante ne daal nay weesu waaye nag pënd gi ba tey wureegu ci ca depp fële ca Mbour njiit lu yees di njiital conseil départemental bu Mbour daal na yëkkati ay kaddu sàkku nag ci ñi nga xamante ne ñoo di ay ñoñam rek ñu gën a amin jàngat ci bile jongante politique ak kaddu yi nga xamante ne askan wi daan nañ ko yëkkati jaarale ko nag ci seen i ay carte électeur la muy sàkku nag moo di way politique yi gën a bàyyi xel ñi nga xamante ne ñoo di askan gi nga xam ne ñoom ñoo leen di fal ñu teewlu ko Saliou Samb lay wuyoo ci micro Mountaga Kane. population bi joxaat nañu beneen mandat maintenant nag mandat boobu nag dafa am ay jàngat yu ñu ci war a jàngat man nag peut-être que nu may jàngatee ak nit ñi ni ñuy jàngatee bokkul parce que ñun nakuñu son excellence le président Macky ñun dañuy liggéey population bi la moo leen métti te man naa ñu ngi ci biir gox-goxaati xam nañ li ñuy wax sunu maire yi yëguñu ñu nit ñi responsable dañuy xaar ba élection ñëw ñu doog a ubbi seen téléphone yi duñ gis kenn ils sont pas généreux envers la population nit ñi nag soo ko yëgul duñ la yëg problème bi loolu la donc damay demander maire yi ak responsable yi nañu ubbi seen i téléphones yi nit ki amul la loo ci ragal su ñëwee jàkkaarloog yow wax la loo xam ne mënoo ko nga wax ko si jekk tànga nga mënoo ko mais na ngay ubbi téléphone yi di wax ak ñoom parce que yow yaa demandé à être un responsable nag dafay res nit ki soo bëggee responsable da ngay nangoo res problème yi su amee nga res ko su neexee nga res ko su naqaree nga res ko te loolu nag loolu mooy jàppale son excellence le président Macky Sall parce que tam ñu ngi xaar ci bilan bi mooy développement nekk ci tëli yi nekk ci xëyu xale yi nekk ci njàng mi nekk ci jigéen ñi loolu moo ñu jox victoire bi ñu am donc maa ngi sant yàlla di gërëm responsable yi. Djibril Gning moom nag xam-xamam dafa daal di màcc ci wàllub élection daal nay àddu ci recours yu bëri yi nga xamante ne daal nañ ko nemmeeku gannaaw jongante politique yi résultat bi nga xamante ne génne nañ ko ñenn ci ay booy politique nag di sàkku ngir rek ñu xoolaat li nga xamante ne moo di élection bi li ni mel nag mënut tere benn yoon ñu daal di teg ci toogu gi ñi nga xamante ne jot nañ leen a tab ci élection locale yu weeru janvier atum 2022 Djibril Gning ñu teewlu ko ci téléphone Abdourahmane Licha.
waaye loolu jotewul dara ak conseil municipal bi nga xam ne code des collectivités locales dafa ne fukki fan ak juróom yi topp ci proclamation résultat yi préfet bi war na leen convoquer installer leen droit électoral dafa wuute ak li ñuy wax droit commun loolu moo tax gis ngeen bi ñuy def déclaration de candidature yi candidat yi nga xam ne dañu defoon ay recours terewul woon calendrier électoral bi wéy di continuer waaye ba nga xamee ne am na ay décision yu tukkee ca cour d'appel ya dañoo may ñooñee ñu annulé woon seen liste ñu valider seen liste. leneen li mooy ki nga xamante ne dafa def recours par exemple am ndam ci recours bu mu def lan moo mën a nekk conséquences jeexital yi. ça dépend ci xeetu recours bi bu fekkee ni bi par exemple xeetu recours bi dafa porté ci mu ne telle personne est inéligible maire wala conseiller bu fekkee ne loolu wér ci nañ ko ba gis ko ñu rendre décision daal ne kooku effectivement recours bi wax na dëgg kooku dañu koy dindi simplement ci conseil bi bu fekkee ne nag le recours porte sur l'ensemble du conseil eh bien le conseil est simplement dissous. ci jamono jooju nag askan gi nga xam ne ñoo yeewoo ca zone B ñoom nag jamono ji daal di mere bu futu seenu maire la ñu xam ne nag moo di poste courant ba ñu fa bëgg a taxawal la ñu àndul ñoom nag li ni mel dina leen jural ay jafe-jafe bu ñu sukkandikoo ci seenu kàddu wala nag ñu daal di jóg taxaw temm joxoñ baaraamu tuuma seenu maire xam ne itam ne ànduñu benn yoon ngir ñu daal di fay taxawal boobule poste courant ki ci teewlu nag kenn ci ñoom di wuyoo ci turu Abdou Karim Diagne ci micro Abdourahmane dañu am benn problème fii mooy waa Sabrix dañ leen autorisé ñu def fii 8 étages te Ablaye Wade dafa ne woon 3 étages mooy am léegi ñoom def nañu 8 étages ñu muñ ko léegi nag ñu bëgg a jël benn poste courant teg ko fii poste courant bi alimenté kër étage bii ngeen di gis bu ko jógee nag mu jëlaat beneen fii ñu awale ko ni mu alimenté waat beneen étage bu nekk à 300 mètres ñun loolu duñ ko nangu parce que ñun depuis suñu xale fii la ñu dëkk fii la ñu juddoo kenn mësuñoo defal lu mel nii fii nag bu waa ji ñëwee bi muy defar këram dafa waroon calculer poste courant bi ci suufam fi mu nekk oto dara waru fa nekk ndax oto biy jógee nii day am vision ci oto bële waru am kiosque waru am dara day ëlëmal dawal gi c'est pas réglementaire waaw dañu buntu borom kër yi ñoo ne seen buntu kër kenn du ko toj bu fekkee ne AGEROUTE moo leen jox tali bi autorisation AGEROUTE tali bi la gérer kon nañu bëtt tali bi jaarale ko mais pas ci buntu kër yi lii la ñuy xeex te lii mooy yoon loolu mooy yoon du ñu ay ñoo xam ne dañuy ñëw rek di seetaan lu neex waaye nga def duñ ko def su dee lu jaar ci yoon la dañ ciy ànd mais bu jaar ci yoon duñ ci ànd. ci coow li la jéem nañoo jokkoo ak maire bu Fann Amitié Point E ngir mu daal di indi ay tontu waaye nag mujjuta antu kon suñu yeneen i jotaayu xibaar du ñàkk mu daal di cee indi ay leeral leneen lu ñuy waxtaane nag di train express régional TER gannaaw nag ba ñu ko inauguré ba mu tàmbalee daw ci Ndakaaru ak banlieue bi nga xamante ne nag ñoo di taximan yi rawatina ña féete ca banlieue bu Ndakaaru jamono ji nag ña nga xam ne train express régional bi moo waral nag ba seeni ay client dafa daal di wàññeeku la ñu daan am kon dafa wàññeeku bu baax ndax train bi la client yi nag jamono ji ñu ci bëri si ñoom dañoo daal di taamu train express régional reportage bu Aliou Sow. chauffeur yi nekk di wëri client ci jamono ji nga xam ni raar na nga gis leen rawatina ba teer bu ubbee ba léegi. bi moom da ngaa ñëw client yi ñoom ñooy taxaw yow nga ñëw yàpp yooyu xool fu la neex nga yab dem mais depuis ba mu commencé daw ba léegi gis nga taxi yi fii yëpp ay taxi la wax dëgg yàlla moom laal nañu trop buñ ko waxee ak buñ ko waxul. li ni mel le chauffeur bii nemmeeku Pape Diouf la ñu mu ngi xaar client bu jëm Tëngéej wala Fass Mbao. waaw fii ni client yi doon bëree bu ñu daan wàcc heure yi bareetul noonu quoi léegi temps bi ngi fiy def pour yab amatul quoi même bu ñuy ñib si di xëy si Dakar itam léegi xaw na ci kii suyee na ci daal suyee na ci lu bëri waaw suyee na ci lu bëri moom. TER bi indi ay gàkk-gàkk ci liggéeyu taximaan yi client moom jafe na lool ñoom ñii ñu teg koy gët rawatina élection yi ba léegi. depuis bu TER bi commencé ba tey daal affaire dañu xaw a jaaxal mun ñu jàpp ba xam ndax élection yi la élection yi passé mënuñu xam ba xam ndax TER bi la ndax bi TER bi ñu mayee passé moment boobu xaw na tane mais bi élection yi dugg see ak léegi nag non affaire bi dañu laal bu baax a baax bu baax la vraiment nag moom non ndax fii heure bii nii boo fu musaa ñëw da nga naan fekk client yi fees dellu fii mais fi ne boo ñu sama gars yoo xam depuis 2 heures ba tey ñu ngi taxaw pour bëgg a yeb pour ñibbi 2 heures ba tey mun ñoo fexe ba yeb. jamono ji chauffeur taxi yi daw ci diggante Dakar ak banlieue bi ci ay jafe-jafe yu metti lañ nekk
ñoom ñii ñu ngi fësal ne teer bi ba mu dooree ba léegi metti na lool ci ñoom. Aliou Sow ñu wax ci leneen ak nemmeeku bi nga xamante ne njiital la Banque africaine bu développement ñu gën ko xam ci BAD mi ngi koy amal ci réew ko Sénégal daal di amal wërngal ci yenn ci ay kërub liggéeyukaay ci Institut Pasteur bu Ndakaaru demoon na fa ay kàddu daan na fay jipp rawatina lu soxal wàllub mbas mi coronavirus tolluwaay bi ak lu soxal itam wàllub ñàkku gi ci dendoo Afrique ñetti milliards ci ay dollars américains la ñu fas yéene nag génne jagleel ko nag wàllub ñàkk gi taxaw itam lu xeex mbas mi coronavirus réew yi nga xamante ne ñoo faree ci dendoo Afrique di kat yi nga xamante ne jot naa jip démb ci jàkkaarloo ga ñu doon amal ci teewaayu Maam Seynabou Babou. lu tolloog ñetti milliards dollars yoo xamante ne dinañ ko dugal ci secteur bu pharmacie ci Afrique bu ñu sukkandikoo ci président bu banque africaine de développement tey nag mu seeti ji woon waa Institut Pasteur bu Dakar docteur Adesina mu ngi xam ne dinañ lëkkaloo ak ñoom gunge leen ngir ñuy mën a produire ay tests antigènes ay produits pharmaceutiques waaye tamit ay ñàkk. Mais regardons dans le monde aujourd'hui. peut-être oui. boo leen xoolee ci àdduna bi jamono ji fi nga xam ne fa la ñu teg seen gët mooy ñi weesu nañu benn dose ñi weesu nañu ñaar ñett am nañu yegg sax ba ñeenti dose Afrique moom si benn dose lañu toll di ko lijjeen ngir lu mel nag Banque africaine de développement génn na lu toll si 3 milliards loo xamante ni bii day dem si produit pharmaceutique si dendu Afrique. La Banque africaine de développement a décidé qu'en ce qui concerne le financement du secteur pharmaceutique, on mettra 3 milliards de dollars américains pour. bu ñu sukkandikoo ci ministre en charge du plan du Sénégal émergent seet bi nag dina tax diggante Sénégal ak BAD gën a jëm kanam bu tolloog fanweer ak juróom-ñetti opération ci engagement bu tolloog 1191 milliards bu francs CFA mooy portefeuille bi nga xamante ne BAD moo ngi koy gérer ci suñu dëkk. L'importance de ce portefeuille illustre. tànki nemmeeku yi nga xam ne Banque africaine de développement am na ko ci réewum Sénégal dafa nekk lu am solo bu ngeen xoolee am na ay njeexital yoo xamante ni bi am na ko ci seen tànki nemmeeku yi bokk na ci train express régional bi nga xamante ni dem nañ ko visiter waaye tamit ñoom am nañu ay jëflante yoo xam ne am nañ ko ak waa DER ngir xëyu ndaw ñi ak ñi nga xam ne ñoo di soxna yi kon am na yu bëri yoo xamante ni bi tey ubbeeku na te loolu yaakaar naa luy jëmale kanam la koomu réewum Sénégal. Financement d'un montant total de 177 milliards de francs CFA. ginnaaw ba mu gisanteeg ndaw entrepreneur yi secteur privé yi tey jii nag Institut Pasteur la woon BAD nag mu ngi leen di xamal ne dina leen gunge ñu gën a jëm ci kanam ngir sàmm kaaraange askan wi. mu ngoog biti réew xibaar yi dañu koy tàmbali ak réewu Bénin ak jàppante yi nga xamante ne jot na fa am ci diggante ay takk der ak ay doomi aadama yoo xamante ne dañu leen jàppee ay secte juróom-ñetti doomi aadama ñoom nag ñoo ci daal di ñàkk seen bakken ñu mën caa lim ay policier di ay takk der kon jàppante yi nag am démb ci gaaw gi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier atum 2022 mi ngi xewee nag ca xoluk réewu Bénin ñaari policier yooyu nag ñu xam ne itam kon ñu ngi faatu ci li ni mel ñaari pasteur itam wala bokk pasteur bi nga xamante ne moom moo fa newoon ak ay doomi aadama yu bëri doonoon ay ñi nga xam ne dañoo bokk ci secte ba ñoom nag jamono ji dañoo daal di daw réer kon jàpp ne kon jàppante bi jot naa faat lu yemook juróom-ñetti doomi aadama wax ci benn xibaar ñeel wàllub bi ci réew ak ay ndaw yu ONU doon ay expert nag ñoom ñu fàtte woon leen ca république démocratique bu Congo lu yem ko juróom fukk ak benn doomi aadama jamono ji nag dañ leen teg daan condamné leen seen girub dund loole nag la ñu daal di xamle condamné leen à mort kon ñaari ndaw yooyu nag bokkoon ci mbootaayu xeet yi Nations Unies kon nag ci atum 2017 la ñu leen faatoon nag foofee nag ca Kasaay kon nag daan ba daal nay daanu lu toll nag ci juróom fukk ak benn doomi aadama la ñu daal di teg daan goge ci république démocratique bu Congo li ni mel itam ñu daal di koy fësal démb nag ci gaawu gi yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier atum 2022. nataalu bés bi Serigne Mokhtar Ba la ñu leen tàmmul Serigne Mokhtar Ba di ndaw boo xamante ne nag liggéeyam jamono ji bokk na ci defarub ngànnaay di liggéey boo xamante ne ñaar fukki at la ci daal di tàggatu xeltu si ngir mën cee xarañ
ñu teewlu si Abdourahmane Licha. Serigne Mokhtar Ba génn réew mi ngir jàngi lu mu mën a def tey ji gannaaw classe première ci la defarkati gànnaay gi dugg biir l'école bu mag bi di Prytanée militaire bi nekkee ca Ndar njàngam ci wàllum électromécanique ca l'école polytechnique ba ca Thiès moo gën a dëggal bëgg-bëggam bi di maanaam passion wam am sama bac après jaar polytechnique yéggale éducatel pour nekk benn ingénieur en électromécanique ingénieur électromécanique nag moom mooy benn ingénieur bi nga xamante ne ingénieur yi gën a difficile la bokk sinon bi gën a difficile da ngay xarañ ci mécanique xarañ ci électronique ba pare xarañ ci électricité waaw te duñ la may benn yëpp da nga ci war a bien donc loolu noonu permettre na ma mën tënk lépp loo xamante ne moom mooy nekk ci mbirum arme yeeg missile yi ma bëggoon defar. fanweer ak juróom-ñaar ci at Mokhtar ngi xamle ni am na ñaar fukk ak benn at expérience daanaka ci bi muy am fukk ak juróomi at ci la tàmbali concentré wu boole ko di liggéey ci ay projet yu bëri lépp ngir yegg ci jubluwaayam gu mu yegg tey ji di ay ngànnaay yu bëri yoo nga xamante ni moo leen sos. su ma jëlee reet ci catégorie missile yi roquette yi ginnaaw système d'arme ni ngi nanka am na façon missile yu bëri yu ma defar am na missile musiba missile métit missile melax missile gàllankoor missile tolof missile coono bu ci nekk dañuy génnee tur bi olofal ko suñu jëlee tur yooyu noonu bu ko dégg di la jox une idée lii lu muy def. xeetu contrat bu nekk Mokhtar jot na ko gis nga ko muy ay proposition yu mu dul mësta nangu ndaxte dañ kaa tàggat ci bëgg sa réew ci Prytanée militaire. diis na ma defar missile defaree ko Sénégal sénégalais defar ñu testé ko tigre ko gis li mu def ma ñëw gars yi xatal ma ba ma dem beneen dëkk jox ko beneen dëkk ëllëg beneen dëkk mën ko pointé contre le Sénégal damay xaw a diis lépp du xaalis am na yoo xamante ne xaalis mënu ko jënd te beneen affaire tamit moom mooy su ma toogee Sénégal su ñu lance affaire bu baax ministère des forces armées mën na am droit de regard sur les ventes donc moom mooy ñëw wax ne ah kii nii mën nañ ko jaay nangam kii buñ ko jaay kii moom mën na xool stratégiquement ñoom nan la ñuy def. Qui veut la paix prépare la guerre ñu mën koo tekki ci wolof ku bëgg jàmm da nga waajal jàmmarloo muy ay kàddu yoo nga xamante ni Mokhtar Ba naan na ko bu baax wante nag xaw na jàpp as tuut ni naar bi fayul xorom bi. man usine bi ci biir camp militaire la nekk amoo problème ak armée mag armée ñu ngi liggéey bu baax amoo problème mais dañoo signé woon contrat ministère des forces armées ministère de la recherche scientifique ak man ñu signé ko armée respecte li mu war a def moom respecte li mu war a def ministère de la recherche scientifique boobu ba léegi respecté wul li mu waroon def bon c'était du temps de Mary Teuw Niane bon ñoom li ma amee ëpp na 100 millions. mu am si at fanweer ak juróom-ñaar Mokhtar di ab ingénieur en électromécanique nga xam ne nii liggéey ba moo def neex na ko loolu balaa mu caa dolli ni métier la woo nga xamante ni daa stratégique loolu njëriñ li bu weesoo wàllum kaaraange gi ñaax si ndaw ñi ba ñu bëgg wàllum science ba ñu dugg si dana jàppale nguur gi jëm si xeex li nga xamante ni mooy jafe-jafe bi jëm ci wàllum xëyum ndaw ñi. mu ngoog jaajëfal ko bu baax Abdou Rahman li nataalu Serigne Mokhtar Ba ndaw lu xarañ loon di yëngu nag ci defarub ngànnaay fii la ñuy daal di yamandi ci jotaay gi jaajëfal leen ci ànd beeg suñuy programme xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf